salaamaaleykum cher internetu Xalima ñuy seetaan dal leen ak jàmm ci premier numéro émission bi ñu tuddee découverte tey ñu ñëw fii ci Hann Mariste seeti benn entreprise bu ñu naan CNC Chep impression 3D kii nga xam ne di Samba Diama mooy directeur bi moom la ñu jàkkaarloo Samba salaamaaleykum. waaleykum salaam sami nuyu naa leen yéen waa Xalima leen remercier beaucoup si seen teewaay bi ngeen def nii parce que soxla nañ genre émission yi nii franchement nous la jeunesse entrepreneuriale. Samba impression du mot bu nouveau mais impression 3D aussi dafa mel ni sénégalais yu bëri xamuñu ko. waaw loolu dëgg la parce que impression numérique la ñi ci gën a xam mooy impression imprimante yi nga xam ne feuille lay génne nga imprimer si lu noir wala en couleur ñun nag impression 3D ci la ñuy liggéey. impression 3D moom mooy impression boo xam ne da ngay imprimer di suivre 3 axes maanaam axe X Y Z. benn bi mooy longueur bi beneen bi largeur bi beneen bi hauteur bi moom moo tax ñu naan impression 3D impression 3D D bi mu ngi signifier dimension moom mooy impression à 3 dimensions moom mooy X Y Z bi ma lay wax. léegi ñun suñu entreprise mu ngi tudd CNC Chep di yëngu ci wàllu woowu noonu mu nekk loo xam ne c'est nouveau au Sénégal lu bees la Sénégal parce que nit yi xamuñu ko wala bu ñu ko xamee tamit ci dégg lañ ko am wala ñu koy seetaan ci télé yi wala ñu demee noonu ñun nag ñoo créé entreprise bi di ci yëngu. ñun suñu entreprise mu ngi def conception di def design di def réparation dañuy def après tamit suivi après vente suivi clientèle parce que ku ñu jaay duñ la jaay rek bala nga dem dinañ la di nemmeeku ba xam ndax amoo benn jafe-jafe si ni ngay utiliser sa imprimante wala amoo dara lu manqué pour maintenance meeg yu demee noonu. mu nekk lu nouveau lu soog am Sénégal comme ni mu ko expliqué donc parfois dañuy gis ay impression 3D ci. tubaab bi tey ñu gis sénégalais bu naan Samba am ay employé am di def loolu Samba tey bu ñu la doon laaj produit yi ngay defar est-ce que mën nga ko won sénégalais yi lay seetaan. waaw amul problème mën naa leen ko won parce que impression 3D li mun a defar bëri na parce que moi j'aime utiliser le concept DIY c'est un concept anglais bu naan do it yourself su ma ko bëggoon faram fàcce ci olof mooy nga defal ko sa bopp defal ko yow sa bopp yow yaa koy defal sa bopp keneen du la dimbale da ngay indépendant. mun naa si joxe misaal par exemple boo doon dawal vélo nga yor sa vélo dawal ba mu yàgg guidon bi damm wala frein bi damm au lieu ngay dem si mécanicien mu la koy defaral wala yooyu yow mun nga ko defaral sa bopp imprimer guidon wala frein monter ko. loolu mën nga ko defar yow Samba. mun naa ko defar ak yeneen nu ni mel ay. mën nga ñëwoon ñu gis. bon pas exactement ko mais mun naa pas frein bi mais mun naa la woon ni ñu koy dessiner ak ni muy demee ak yeneen comme kooku téléphone wala support. comme téléphone bi ma yor nii coque bi man maa ko imprimé am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci jaayum téléphone wala jaayum coque man mi nga xam ne bëgg naa kooku téléphone wala bëgg naa benn coque boo xam ne maanaam gisaguma ko ci marché bi te kat wala sax awma xaalis bi mais am naa imprimante sama kër mun naa ko imprimer sama bopp bind ci lu ma neex personnaliser ko ni ma neexee léegi loolu nag nekkul loolu mënul yem rek ci yow mun na bañ a yem ci yow rek parce que mun nga sax créer business. à partir de l'impression 3D par exemple mën nga di defar say tasse wala say plate say kuddu nga xam ne da nga koy defar di ko personnaliser di ko jaay parce que suñu yaay yi ak suñu bàjjen yi am na si ñoo xam ne yooyu la ñuy liggéey yow bu fekkee yow yaa xëy yow bu fekkee ne yow jaayaloo ko sa bopp sax mën nga dem si ñooñu di leen koy jox di leen ko placer ñu koy jaay en même temps day créer wàllu emploi ñun ñu ngi door ça va faire 6 mois mais entreprise bi yàgg na exister fi ñuy naan Canada léegi ñun déjà bi ñu dooree nii. ñu ngi am ñaari employé ak man muy ñett ñu ñoo nekk fii di liggéey mais ñaan nañ yàlla affaire bi di màgg di dem ba ñu am 10 employés pourquoi pas 15 pour aussi en même temps créer li ñuy naan problème de l'emploi du Sénégal en plus jël impression 3D dugal ko ci industrie sénégalaise parce que industrie fa la jëm. monsieur Diama ñu ngi la dégg léegi ci say kaddu nga ni entreprise bi ma nga doore woon ca Canada tey ñu gis ko Sénégal ba xam pour créer ay emploi pour ndaw ñi la. comme ni ñu ko jàngatee ci ñenn ñi duñ koy waxee wala ba xam tey pour indi impression 3D fii Sénégal mu nekk lu nouveau tamit wala permettre jeunesse sénégalaise bi nga xam ne xamuñu impression 3D te nekk ci école yi ñu embrasser métier bii nii. question boobu moom dina ci sawar lool tontu ci parce que si vous me le permettez ma def tuuti présentation par rapport ak initiateur projet bi muy Diawdine Diabon ki nekk Canada. waaw parce que moom fii la jógee Sénégal. fii la màggee fii la jàngee am baccam am diplôme en génie mécanique ba di joxe cours CFPT
professeur la foon pendant 6 ans c'est par la suite la dem Canada mais bi mu demee Canada de formation aéronautique et cetera qu'est-ce qu'il a remarqué mooy lan mooy l'état canadien par exemple l'état canadien autant pour moi li muy def mooy lan faciliter ndaw ñi nga xam ne am nañu xam-xam am nañ kàttan ñëw Canada parce que Canada ñoom seen population dafa commencé màgget léegi ñoom ils ont un problème de relève parce que ñi nga xam ne ñu ngi ci liggéeyukaay yi ñu ngi commencé màgget amuñu ay ndaw yu leen wutu léegi dañuy jël ñi nga xam ne ay ressortissants wu yeneen pays lañ am xam-xam am kàttan ñu may leen ñu ñëw léegi yow boo jógee Afrique wala feneen nga dem Canada am fa liggéey am fa jabar par exemple am fa doom boo juree doom canadien lay doon xam nga dans un premier temps ñoom ñu ngi gérer seen économie parce que xam-xam bi nga yow foofu di leen di liggéeyal économie bi li ngi leen di liggéeyal fa lay des en plus de ça ñu ngi gérer seen futur maanaam parce que doom yi ngi fay am ay canadien la ñuy doon ay papiers canadien la ñuy am fa la ñuy nekk yaroo fa màggee fa ñoom ñu ngi gérer seen population jeunesse léegi moom bu mu seetloo loolu noonu gis na kat man ba may ñëw fii donte wut si naa xam-xam mais am na xam-xam bu ma indaale ñu ngi koy utiliser te man Sénégal laa jugee Sénégal laa yaroo fa laa màggee lépp lu ma am Sénégal moo ma ko may balaa maa ñëw Canada léegi boruma nangu ñëw Canada ñuy utiliser sama kattan ak sama xam-xam pour ñoom seen dëkk man ma bàyyi Sénégal fële bàyyi fa ay ndaw. dafa wuti ji Canada ñëw pour jëriñ dëkkam. ñëw jëriñ dëkkam exactement parce que comme ni ma la ko waxee mun na ko ne nekk professeur fii nii CFPT xam nga gérer boppam et tout sans problème mais bi mu demee uti xam-xam foofu noonu tamit gisaale fa opportunité boo xam ne war na ko mën a indi Sénégal mu jëriñ doomu réewam. déjà Sénégal on a un problème d'emploi maanaam fii bëri na jeunes yoo xam ne dañoo diplômé amuñu liggéey wala ñu ngi déposé ñu def leen stage à contrat durée déterminée bu jeexee ñu remplacer la keneen yaa ngi may dégg léegi nag loolu noonu yëpp ay problème yu dajaloo la yoo xam ne entreprise bi war na ko mën a gérer wala war na ci mën a participer parce que ñaan yàlla tamit entreprise bu mel nii ñu ci am ci ay 10 15 20 yu bëri yoo xam ne kenn ku ci nekk di nga mën a employer ay ndaw gérer problème bu emploi bi ba pare mën na sa bopp dara. parce que ñu ngi koy gis fii nii ay jamono yi weesu ndaw yi ñu ngi doon jël gaal gi ndax amuñu issue ah ñii ñu ngi bàyyi jàng ay problème yu bëri daal yoo xam ne daal créer entreprise man gëm naa ne moom moo ko war a mën a faj parce que Sénégal fii am nañ capacité yi am nañ ndaw yoo xam ne wax dëgg fa yàlla jàng nañ am nañ bëgg-bëgg bi li leen manqué dong mooy lan gis fuñ ko exprimer woo ak gis ku leen jàppale parce que entrepreneuriat yombul. c'est vrai booy door a commencer yow kese da nga ciy wéet di nga daanu di nga jóg di nga def daj lu nekk di ñaan yàlla aussi ñu am ay structures d'accompagnement yoo xam ne dinañ gën a taxawu ndaw ñi parce que vraiment seetlu nañ am na ndaw yu bëgg di créer emploi di créer entreprise mais boo xoolee bu ñu dawalee 3 mois 4 mois seen entreprise bi dootul demee noonu ay entreprise morne lay doon ñu arrêté loolu man jàpp naa ne état bi bu gënoon defar ay structures yi gën a taxaw comme ay DER wala ay FONGIP ak yooyu noonu mu gën a bëri ba pare def ko ci Sénégal yépp parce que warul concentrer lépp ci Dakar parce que xam-xam moom mu ngi fépp. warul concentrer lépp ci Dakar xam-xam mu ngi fépp donc dañuy ànd nga wan ñu quelques produits yi nga jot a defar ak say ñi nga àndal di liggéey fii. donc pour sénégalais yi seetaan xam. li impression 3D moo ko defar ban ba ma njëkkee dem si kuy jaay téléphone ak yooyu ba mu ko wane moom gëmul woon ne man fii laa ko defaree parce que dafa ni Chine ak yooyu noonu may la non lii nekkul lu ñu jëlee Chine fii lañ ko defaree ay ndaw réew mi ñoom ñoo ko defar. gis ngeen sama mbokk bool yi gis ngeen kooki moo ko defar du en général dañ ko daan gis si yeneen dëkk yi wala ci dëkk yi ñu tuddee grande puissance tey gis nañ sénégalais yu koy defar donc expliquer ñu tuuti bool yi la si daan. waaw di leen di nuyu ay jàmbaar lañu wax dëgg fa yàlla di leen wax ni lépp lu ñu doon jéggaane ji parce que ñun loolu lañ bëgg a xeex di dem di jéggaane ji feneen ay ndaw fekk am na ay ndaw yu ko mën a def fii Sénégal ñu war leen a mën a jàppale ma leen di ñaan ñoom tamit ñu fexe am nuñ ci participer ci ndaw ñoon am nuñ leen jàppale wóolu leen tamit parce que Rome n'a pas été bâti en un seul jour di nga am foo tàmmalee am ñu la gunge di la jàppale ngay améliorer wu au fur et à mesure ngay dem. lii dafa mel ni lunette la mu nekk loo xam ne intellectuel yi bëgg nañ ko lool. waaw ay cadre lunette la boo xoolee nii cadre bi rek lañ imprimé en 3D léegi cadre bi li ci manqué rek moom mooy ay verre ak vis yoo xam ne moom mooy téye cadre bi comme ni mu demee nii boo xoolee man de juutal naa ko sax boo defee nii boo ko monté nii gis nga. xam nga ni vis yi rek a manqué boo dugalee vis yi
cadre bi dina taxaw soo paree nag mën nga dem ci sa opticien wala sa jaaykatu verre mu defaral la ay verre soit ay myope wala ay photogré wala noir fumé yow daal yaay xool lu la neex mu defaral la ko ci xam ne lii dina jëriñ ñi nga xam ne si optique la ñuy liggéey yi nga xam ne par exemple dañuy war a commander ay France wala Canada ay verre toog ay weer pour mu ñëw alors que ordonnance lay doon maanaam bët moom mooy nit léegi nag ça aussi c'est un problème qu'on peut régler maanaam ki nga xam ne day xaar ay weer pour mën a satisfaire ordonnance am ak yooyu noonu mun na ñëw ñu imprimer la ay verre wala nga ñëw nga tànn cadre parce que lii cadre bi bu la neexee nga changer ko dañoo def nii rek juste pour exemple mais bu la neexee nga xool cadre bu la neex ñu defaral la ko dessiner la ko ba nu mu la neexee ñu livrer la. bu la neexee nga xool cadre bu la neex dessiner la ko ba nu mu la neexee nga livrer la ko donc yéen fa ngeen di defaree seen produit yi fii ci kër gi. fii lañ koy defaree parce que dañ am salle de production fii mooy bureau bi bon bu ñu le matin fii la ñuy xëy fii la ñuy traité suñu commande yi parce que bu ñu xëyee dañuy def état ñoo xool suñu réseau yi parce que ñu ngi yëngu bu baax ci réseau yi. commande yu bëri gars yi ci réseau yi lañ lay approché parce que dañ fay publier ay contenu yooyu ñuy laaj la lu muy jar loo koy defaree léegi boo confirmer sa commande fii lañ koy traité léegi ki ñuy naan suñu web manager bi di ñuy naan madame Ndiaye moom mooy jël commande bi ak objet bi nit ki bëgg mu transférer ko dessinateur bi na ko diw de woo na ma léegi wala message na ma nee na sàngam la bëgg léegi du saay concepteur bi jël ne sàngam lan mooy dimension yi nga jox ko dimension yi léegi wala couleur yi ak yenn détails yi nga xam ne moom nga bëgg parce que affaire yi mën nañ ko personnaliser. ba xam des fois client de la woo ne la lii laa bëgg nga defal ko. waaw bon mën naa ne amaguñ ci problème bu mel noonu parce que ñun bala ñu lay imprimer da ngay confirmer ba pare da ngay valider sa commande maanaam boo ne man lii laa bëgg par exemple nga ne micro laa bëgg bala ñu lay imprimer micro bi dañu lay dessiner micro croquis bi noonu bala ñu koy imprimer croquis bi la ñuy jël yónnee la photo. ak vidéo ba nga xool forme bi ak taille bi nu mu mel ba xam ndax doy na la nga ne voilà nii kat baax na imprimer leen ñu doog a imprimer. kon seen si cible le client est roi. le client est roi yow yaay décider lu la neex micro bi boo bëggee ñu bind la ci sa tur wala ñu bind la ci sa defar la ci sa logo yow yaay xool daal parce que am na entreprise yoo xam ne dañuy bëgg loolu bëgg ñoom seen produit pour wane appartenance bi def seen logo wala seen tur ak yooyu noonu yooyu yëpp seen fichier mën na ko def. Sénégalais yi lay seetaan xam naa ne dinañ ne lii garaaw na loolu ci li ñuy gis rafet na monsieur Diama mu mel ni seen liggéey bi tey impression 3D lépp solo mooy wàllum dessinateur bi. donc mu ngi nii tiim ko outil am buñ ci doon jox ay explication la ñuy wax tey. waaw comme ni nga ko waxee rek mën naa ne li ëpp ci liggéey bi wala li ci ëpp solo fii lañ koy defee parce que bala ngay imprimer di nga dessiner di nga defar forme wala di nga defaral nit ki lu mu bëgg bala nga koy imprimer loo ko leneen. léegi dessinateur bi moo nekk nii moom mooy Younous Danfakha monsieur Danfakha moom mooy def conception ak design léegi moom logiciel yi muy utiliser moom moo tudd SolidWorks maanaam fii la lépp di tàmbalee maanaam fii lay ñëw defar forme yi rëdd maanaam option bu nekk ak li nga bëgg bu fekkee da nga bëgg defar lu rond mu bés option bu rond bu fekkee lu carré la wala lu gàtt wala lu lépp maanaam daal mun naa ne daal fii daal moo mel ni maçon bi rek fii daal ngay defee sa fondement fii ngay tabaxee ndax R+2 ngay def wala rez-de-chaussée ngay def wala ndax da ngay teg 5 ça dépend ci moom léegi bu paree def conception bi et tout en 3 dimensions bu defaree ba pare day enregistrer fichier en STL parce que format yi bokkut am na format bi ñu naan STL moom mooy format bi nga xam ne moom la imprimante bi di gis mu ngi mel ni nga ne MP3 wala MP4 yaa ngi comprendre différence bi. léegi pour mu baax pour mu rafet moom la. pour mu rafet moom la waaw pour mu rafet moom la léegi nag des fois du ñàkk tamit ay suggestion am par exemple bu dessiner ba pare ñëw ne la pare naa nga ñëw ne fii kat fii def na ni est-ce que du ñu jéem a changer fii wala fii est-ce que du def li xam nga genre brainstorming parce que équipe lañ ñu ñëpp ay ndaw lañ dañuy soppante xalaat xel du doy léegi bu defee loolu noonu ñu xool testé ne ok nii moo gën léegi nañ envoyé client bi xool lu muy wax bu ñu yónnee client bi mu ne nii kat doy na ma ñu imprimer bu fekkee doy ko nag mu ne changé leen ma léegi lii ñu changé boo saa ñu paree yónnee waat ko noonu la fa demee léegi moom bu paree ci lii nii fichier bi lay jël transféré ko ci beneen logiciel bi ñu naan Cura maanaam deuxième logiciel de traitement bi logiciel de traitement bi maanaam slice lañ koy woowee moom mooy def caractéristiques yi densité bi taille beeg yooyu noonu boo paree nga slicer moom moo lay jox tamit durée d'impression bi parce que comme ni nga ma koy laajee sànq ndax amul yu yàgg am na yoo xam ne mën na la jël 2 heures wala 3 heures léegi nag kii moo la koy wax kii boo paree boo slicer def say réglage ba pare boo découper da lay naan voilà fu mu toll nii lépp baax na dina la jëlal nangam de temps wala nangam de temps
gis nga di nga ko gisee nii maanaam impression bi 7 heures lay jël léegi nag boo ñëwee fii par exemple produit bi par exemple kii bu ñëwoon ne man kat sama taille 200 laa ko bëgg boo ñëwee da ngay wàcc ci taille bi nii par exemple gis nga ni ma ko doon expliquer sànq 3 axes la gis nga ko gis nga benn ngi nii ñaari ngi nii bu bleu bi ñett ngi nale moom mooy 3 dimensions léegi par exemple mën naa ñëw ne man sama taille bi dama bëgg nga yokkal ma ko fii lañ koy wàññee fii la ñuy yokkee fii la ñuy wàññee fii déjà fii gis nga longueur bi 120 la su ma neexee ma def ko 200 par exemple ma defee 200 damay ñëw cliquer gis nga fii ngay yokkee taille bi yaa ngi di gis su ma neexee tamit ma wàññi ko su ma ñëwee ma def par exemple mun naa ko def 89 par exemple soo bësee fii rek gis nga mais lii bi lan la maanaam taille bi boo ko wàññee bés boo wàññee benn dimension rek yeneen dimension yi dañuy topp. xamuñu woon sax ni xam naa ñenn ñi am na Sénégal donc ndax mën nañoo dem ci salle de production yi. nga kumpa googu Sénégalais yi sentir gisal ko seen bopp. ñu dem salle de production. bu leen ko expliqué woon léegi tout à l'heure ñu ngi nii ci salle de production bi donc directeur salle de production bi man mii de journaliste de wax dëgg yàlla xawma lu muy jariñ ko donc directeur expliqué ñu salle de production bi un peu. pour waaw salle de production moo nekk nii imprimante yi ñoo nekk nii léegi imprimante nag bëri na façon. am na imprimante ci par comme téléphone la rek comme ni ngay gisee ay iPhone Samsung ak yooyu imprimante yi noonu la am na ay CR10 ay CR6 comme bii ngeen di gis nii bii CR6SE la mais imprimante bu nekk nag ak say caractéristiques am na yoo xam ne nii la ñu mel am na ñoo xam ne nii la ñu mën wa ñii mënuñu yi yaa ngi comprendre am na tamit ay CR10 yoo xam ne tamit ñoom ñoo gën a puissant ñoom ñoo gën a stable ça dépend ku ne client bi moom li mu bëgg rek léegi mun naa ñëw ci CR6 bii nii CR6 boo gisee moom mu ngi imprimer benn support montre personnalisé parce que gis nga kii benn entreprise moom moo xam moom boo xam ne moom day jaay accessoire montre ay cravate ak yooyu noonu léegi moom dafa ñëw jox ñu logo ñu defal ko ñu def dessinél ko support bi ba pare defal ko ci logoom xam naa bu pare woon sax dinañ leen ko won bala ngeen di dem léegi imprimante yi moom moo tudd CR6SE lii c'est silencieux te daa am autonivellage mooy lan su ma ñëwee taal imprimante bi du ma ñëw di niveler ak yooyu autonivellage da ngay ñëw rek bés gis nga 16 points lay suivre léegi gis nga nii lay def day chauffer léegi bu chauffer day xool 16 points yëpp fu nekk mu laal fa pointillé déplacé wu laal feneen pour jéem a tollole diggante extruder bi moom foofu la filament bi di génnee lii mooy plateau bi léegi la mooy seen njëriñ extruder bi yi ngay gis nii moom mooy tàngal fil bi nii parce que fil bi gis nga boo ko gisee nii ni ñu ko dugalee nii ab fil la dafa dëgër te pourtant buy génn ay couche lay gën a ndaw parce que fii nii extruder bi da koy tàngal gis nga boîte bi moom moo koy tàngal ba mu ruy léegi su ruyee nag ba nekk sous forme liquide moom mooy tax muy teg couche par couche léegi plateau bi tamit day tàng plateau bi parce que dafa war a tàng ba téye couche yi muy teg warul bouger plateau bi nag moom moo koy retenir moom mooy tàng de telle sorte que day mel ni lu ko ciy suude xam nga moom moo tax muy def léegi nag pour mu niveauté pour impression bi baax foog plateau bi ak extruder bi nekk ci même niveau su ko defee impression bi mën a tegu mu teg couche normale sinon bu niveauté wul normal rek impression bi du baax. donc fil yi gis nañ fi ay fil yu bëri te bokkul mu mel ni wuti na loolu mën nga ci ñëwaat tuuti expliquer. pour clientèle yi lay seetaan. waaw effectivement lu am solo nga laajte. parce que imprimer neex na lool mais xam li ngay imprimer ak noo koy imprimer tamit am na solo parce que produit yi bokkuñu produit bu ne ak matière bu muy laaj ak rigidité bi muy laaj wala flexibilité bi muy laaj maanaam nooyaay bi wala dëgëraay bi léegi am na filament yu bëri bii boo xoolee ni bii nii dafa nooy maanaam bii la ñuy wax filament flexible mooy bi nga xam ne c'est un peu extensible dafay mel ni élastique boo xëccee nii day mel ni luy tawee ko maanaam man su ma bëggoon defar loo xam ne maanaam dafa nooy du dëgër trop dama koy bës muy noox ak yooyu filament bii lay jël mais filament bii nag dafa am température boo xam ne moom lañ ko war a tàngalee parce que filament bu ne ak température bi muy àndal ak caractéristique yi muy àndal yooyu noonu yëpp après dinaa leen ko wan ci machine bi lañ koy lijjante am na filament bii dañuy naan ABS bi tamit beneen xeetu filament la boo xam ne moom moo gën a dëgër yeneen filament yi moom moo gën a résistant boo xoolee yenn pièces oto yi wala pièces yi nga xam ne daal mécanique la ABS bi mën nañ ko imprimer parce que moom température bi muy supporter dafa élevé ba 260 degrés ba 260 degrés du yàqu du def dara mën na ko résister moom moo tax boo koy imprimer tamit foog nga yóbbu ko 260 degrés pour mu mën a kii nii température boppam lay imprimer boo xoolee bii la ñuy naan TPU particularité am lan la mooy dëgërut nooyut
maanaam ci diggante bi dafa digg dóomu moomu tamit ça dépend si li nga bëgg imprimer par exemple boo xoolee kooku téléphone yi bu ñu koy imprimer filament bi la ñuy utiliser parce que filament bi dafa diggu doom comme ni mu ko waxee maanaam dëgërul parce que bu dëgëree kooku bi boo ko defaree ba pare téléphone bi du mën a dugg ci biir day toj mais bu nooyee tamit comme bii nii boo dugalee téléphone bi du taxaw parce que nooyaay bi du mën a téye téléphone parce que téléphone xaw na diis léegi nag dañuy jël bu digg doom bi nga xam ne nooyu dëgërul mu ngi ci diggante bi nga xam ne dina am assez de flexibilité assez de nooyaay pour téléphone bi mën a dugg ci biir mais du dëgër trop tamit dina xaw a mën a yaawee ko tuuti ba téléphone bi mën a xëj ci biir. ba xam liggéey yi fi tudd yëpp mel ni lu metti nag mais ba xam liggéey bi jël temps. waaw ça dépend li ngay imprimer parce que taille yi bokkul am na impression yoo xam ne mën na la jëlal 2 heures de temps wala 1 heure am na impression yoo la mën a jëlal 20 heures ça dépend li nga bëgg par exemple pare-choc bu ma ko naroon imprimer déjà imprimante bii nii du ko du mën a dugg maanaam mën nañ ko imprimer en section def ko ay parties yu bëri maanaam ay ñetti pàcc wala ñeenti pàcc bu ñu paree assembler ko mais loolu noonu yëpp ci conception bi lay doon maanaam dinañ ko defar de telle sorte que ne pàcc yi dinañ mën a dugalante ba dëgër nga xam ne su ma ko monté kat dina mel ni pare-choc boo xam ne en entier la comprendre nga léegi nag am na yoo xam ne nag impression yoo xam ne nag mën na la jëlal un jour maanaam am na impression am na benn trophée bu ñu fi jëlaloon 3 jours benn trophée bu ñu doon je salue de passage monsieur Traoré un de nos premiers clients benn trophée boo xam ne trophée bi dafa xawoon a mag xaw a am masse léegi bi ñu ko dessiné ba pare moom tamit ba envoyé ko bon dañ ko envoyé woon ñetti façon wu coupe moom mu xool bi ko ci neex mu tànn ñun noonu la ñuy liggéey bi mu tànnee boobu noonu mu confirmé après ñu ñëw imprimer ko mu jëluñu ñetti fan parce que dafa xawoon a mag ba pare xawoon na diis léegi nag am na yenn yoo xam ne nag ay 1 heure lay jëlal 2 heures ça dépend ci li nga bëgg rek daal. mën nañoo wax léegi impression 3D comme ni ñu ko daan gisee léegi ci yeneen dëkk européens yi ak Amérique ak Asie ndax bu ñëwee fii dañ ko fekk. loolu la ñuy ñaan yàlla incha allahu rabi ñaan nañ yàlla entreprise bi nekk entreprise bu mag a mag yàlla na yàlla def multinational incha allah ba américains yi wala asiatiques yi lépp lu ñuy defar foofu noonu bu ñu ñëwee fii fekk ko fi. parce que ñoom ni lañ dooree mais am na comme ni ma la ko waxee am na yenn façon imprimante yoo xam ne ñoom ñoo gën a performant ñoom ñoo gën a sophistiqué yii nii par exemple comme ñaar yi rek déjà CR10 yi ak CR6 yi am na différence am na yenn imprimante yoo xam ne yenn façon ay résine lay doon yoo xam ne liquide la am na yoo xam ne bois lay imprimé ak yooyu noonu yooyu yëpp am na léegi nag ñun fii lañ dooree ñaan nañ yàlla tamit ñu dem ba màgg di utiliser ay imprimante yoo xam ne résine lay doon wala bois ba di ko defar ba dem bay defar ay dàll di ko commercialiser defar sa marque bopp par exemple yow nga am sa marque bopp ne man kat dama bëgg defar marque boo xam ne Modou la tudd par exemple nga ñëw ñu defaral la conception bi defaral la design bi et tout jox la nga ne ah waaw bii baax na ñu bindal la ci Modou sa marque wala sa logo imprimer la ko parce que impression 3D dem na bay tabax kër en 24 heures boo xoolee YouTube bi am na ay vidéos yu disponible foofu noonu imprimante 3D géante lay doon léegi imprimante 3D géante yooyu noonu matière bi du doon filament du doon plastique maanaam béton ak ciment lay doon moom lañ ciy dugal léegi ñuy imprimer kër gi mën nañ ko imprimer en 24 heures mu am waañ am toilette am néeg am lépp. waaw tey client bi lay seetaan tey bëggoon passé commande am tey ci yéen nga xam ne émission bi daf ko neex. nu muy def ba jaar ci yéen. waaw loolu amul problème ñun mën nañu contacter à partir de nos réseaux sociaux maanaam CNC Shape Sénégal boo demee Facebook. am na benn compte bi ñu naan CNC Shape Sénégal boo demee Instagram am na CNC Shape Sénégal CNC Shape Sénégal wala tamit nga contacté ñu sama numéro muy 77 369 38 78 wala suñu numéro fixe bi 33 848 28 46. CNC Shape gannaaw liggéey gi muy def mu jëm ci moom dafay créer waale aussi ay emploi dafay participer aussi ci développement dëkk bi mu nekk lu am solo donc ñu ngi nii mu nekk directeur monsieur Diaban looy jeexalee. waaw li may jeexalee rek mooy di wax ne nguur gi na gën a gëstu jeunes yi entrepreneurs yi parce que problème mu emploi bi c'est un réel problème bu ñu ko lijjanti woon dinañ. mooy waral tàkk-tàkk gi fa amoon sax. parce que ñëpp après liggéey lañ ko di. maanaam boobu noonu nit ci dañoo dajoo la woon ay méttit yoo xam ne moom la société bi àndal moom moo tax mun naa ne cri de désespoir la woon parce que ku nekk li la yëkkati yaa xam am nañu nee nañ sax li yëkkati ndaw yi du Ousmane Sonko mais ku nekk am na loo xam ne métti na la sa biir xol te bokkul ak li métti keneen wala bokkul ak li métti keneen yow loolu nga doon yuux moom moo waraloon tamit ndaw yi di jël gaal gi di songu géej gi loolu noonu wax dëgg fa yàlla lu ñu war a mën a éviter la parce que am na ay ndaw yoo xam ne ñu ngi Europe
wala Canada wala Paris wala feneen am nañ ay capacité jàng nañ ba pare di liggéey foofu bëgg nañ ñibbisi mais gisaguñu lu leen indi fii nii parce que gisaguñu loo xam ne kat man ndax teraanga bi may am Paris wala bi may am Canada ndax su ma ñëwee Sénégal dinaa ko mën a am wala charge yi nga xam ne bi ma nekkee Canada maa ngi koy lijjanti sama famille ndax su ma ñëwee Sénégal dinaa mën a supporter même charge yooyu noonu problème de l'emploi boobu noonu bu ñu ko créé woon liggéey bi ngay liggéey Paris wala feneen mun nga ñëw liggéey ko Sénégal tedd ci teral sa njaboot après di nga jege sa njaboot parce que gars yi bëgg nañ ko man j'ai pas mal d'amis yoo xam ne ñu ngi Europe wala France wala feneen c'est le même cas jàng nañ ba pare ñu ngi liggéey foofu bëgg nañ ñibbisi am na ñoo xam ne ñu fi bàyyi seen soxna mais ndax bu ñu ñibbisee li ñu mënoon ndax dañ ko mënati ndax liggéey bi niñ ko amee fële ndax dinañ gaaw am liggéey bi fii nii parce que kat nañ wax ne dëgg ku jàng ba toll fenn fi ba am yenn âge ak mënatoo taxaw fenn di ñaan wala yooyu bëgg nga mënal sa bopp ba pare mënal say mbokk